Salut à tous, très heureuse de vous retrouver mesdames et messieurs, mes chers internautes de Kaolack Info TV di premier site d'information fii si diwaanu Kaolack Ndangaan man Sista Kenza mamati mbégte ak bànneex di leen présenter émission ndaanaan waaw seen émission ndaanaan nag saa su nekk di dalal benn ndaanaan nee naa ndaanaan bu mag tey nag moo fi tene dalal ndaanaan boo xamante nee naa kenn présenté ti ko diwaanu Sénégal rawatina Kaolack Ndangaan bi macha allah mes chers internautes tey nag ku ma dalal du kenn ku dul docteur Rose Wardini docteur nuyu naa la. maa ngi lay fay Kenza. di am mbégte bu rëy bi ma ñëwee fii tey. gis suma mbokki Kaolack yi. ak macha allah seen station bu rafet bi. gis naa fi tamit ay talent donc maa ngi leen di sant bu baax di leen di gërëm ci invitation. ok allez merci beaucoup docteur tey nag ñu dalal la si émission ndaanaan tey jii nag su ma dem laaj kan mooy docteur Rose Wardini loo may wax. waaw booy laajte tey kuy docteur Rose Wardini. doomu Kaolack la. fii laa juddoo. fii laa màggee. fii laa defee sumay études. donc docteur Rose Wardini tey nekk gynécologue obstétricienne. bi ma defee suma doctorat en médecine ba pare def suma spécialisation. di yëngatu tam ci wàllu humanitaire ndax depuis 2003. ci laa créé suma association bi ñuy wax médecine pour la solidarité maanaam médecine boo xam ne day jàppale néew doole yi. nekk tamit présidente mouvement citoyen pour le développement du Sénégal bi nga xam ne créé naa ko depuis 2009 loolu yëpp tamit ci wàllu développement ak ndimbal ci la ñëwee nekk na am naa yeneen casquette yu bëri waaye defe naa ne mën naa yem ci loolu. Madame, pourquoi on parle de social très souvent on pense à docteur Rose Wardini. waaw parce que comme ni ma ko waxee man social dama ci juddoo. ndax dama am sumay mbokk yoo xam ne notamment suma yaay ci loolu la doon yëngatu bu baax ci loolu yu mel noonu la ñu doon digal donc man ci laa juddee ci social màggee ci donc c'est inné en moi li ñuy wax ne c'est inné maanaam dafa judd ci man ba pare nag ma gis ne tamit social boo koy def ca kanam rek kon nag looloo tax. waaw ñu gis nag c'est œuvre yu bari xale yi nga ci taamu duñ aidé nag gis nañ mooy aidé ay les enfants de la rue talibé et tout ça pourquoi nga taamu xale yi. waaw xam nga tey bu ñu lu tax ma taamu gën a taamu xale yi ndax xale yi ñooy avenir dëkk tey bu ñu bëggee ne dañuy bëgg changement dañuy agir à la base. parce que mënuloo dem ci koo xam ne mag na bay waaj a màgget nga ne kii dañuy changer comportement dañ koy jàngal wala dëgg buñ bëggee un véritable changement ci suñ dëkk yi dañu war a agir à la base sur l'éducation des enfants sur la santé des enfants loolu moo tax ma gën a taamu xale yi ci sumay action sociale yi waaye itam bàyyiwuma jigéen yi jigéen yeeg xale yi daal ñoom ñooy suma cible ci vraiment action yi may faral di def. ñu wax ci xale yooyu ñi nga xamante ne macha allah des fois ñu gis ngay dem ci daara yi di aider xale di leen dimbale macha allah tey jii nii war na moo ne pourquoi nga taamu xale yi lan la xale yi di xaar tamit ci docteur Rose Wardini pour leen ko xam. waaw li ma wax rek la mooy éducation bu baax. ndax ëllëg ñooy avenir dëkk bi. donc xale yooyu dañuy mérité ñu encadrer leen. ñu toppatoo leen ñu dox ci seen wàllu wërgu yaram. ndax ñoom ñooy yore ëllëg dëkk bi. allez merci beaucoup tey jii tamit suñu la laaj tamit sa enfance noo ko dundee woon. waaw comme ni ma la ko waxee man Kaolack laa juddoo Kaolack laa màggee. am nag enfance bu xaw a difficile ndax wax dëgg yàlla ci néew gi doole yi laa bokkoon waaye vraiment éducation bu baax moo tax tey ñu forgé wu ñu ñefe ñu am jom ba mun a nekk tey li nga xam ne moom lañ nekk defe naa ne loolu tamit lu jar a wax la parce que yenn saay néew doole wala ñàkk dina tax nga gën a am kàttan nga gën a am volonté pour mun a réussir ni sa yenn morom defe naa ne loolu ci lañ màggee ci laa màggee man ak sumay mag yi yëpp fii Kaolack ak suñ yaay boobu suñ papa gaañu na mais ñu ñefe ñu ba nga xam ne tey ku ci nekk ci famille bi macha allah am nga poste bu baax.
comme ni nga ko waxee rek si sa enfance gën nga lu métti ndax sa biir wax ne nga si ñu pauvre yi nga bokk macha allah tey jii su ma ciy wax ba léegi tey lan nga dund loo xamante ne si biir enfance métti na la ko da nga ne woon ne soo toogee bis bu la yàlla dimbale nga am dara di ci dimbale xale yi. waaw suma yaay bi nga xam ne ba mu suma papa génnee àdduna dafa nekk koo xam ne difficulté bu nekk am na ko waaye dafa amoon dignité dafa nekkoon vraiment li ñuy wax gaynde bu jigéen la woon. ma gis tamit ne lu baax rek lu mu ñàkk tamit lu mu yore rek ma ngay yóbbu di dimbale askan bi mais tamit ma gis ne vraiment xale yi am na jafe-jafe yu bëri yoo xam ne tax na yu bëri tey ñoo xam ne mënuñu dem école ñoo xam ne amuñu chance jàng ñoo xam ne gàllankoor yu bëri da leen dal ma ne daal vraiment li ma suma yaay digaloon dinaa ci nekk waaye comme ni ñuy wax d'abord béy ci say weyi tànk muy Kaolack waaye toppatoo aussi ñi nga xam ne ay tuut tànk lañ toppatoo jigéen ñi tamit ak vraiment en général suma dëkk bi nga xam ne fi laa juddoo am naa vraiment kersa ñu toog di naan Kaolack dafa salté wala Kaolack dafa mel nii donc loolu tam tax na ne ma gën a tey maa ngi wax ne depuis ce matin dañu nekkoon sur le terrain pour ñëw massawu nit ñi toppatoo leen massawu leen ci mbënd mi def li nga xam ne depuis fukki at ak juróom dugguleet ñu ngi koy def Kaolack opération coup de cœur bi ma fi lancé woon léegi war na mat fukki at ci mbënd mi yàgg nañoo def li nga xam ne tey ñu ngi koy def rax ci doole tey mbas mi ñëw dal ci sun kaw ñu war a gën a yokk sunu action yi nga xam ne ñu ngi ko doon def ci wàllum cet ak ci wàllum assainissement bi. maman ñu gis seen Kaolack sax laay wax ñu gis na des fois suñu gisee koo xamante ni ñoom rek du ñu dimbale maanaam du yëngu ci secteur yu bari day naan dafa bëgg ay politique moo ko laal affaire yooyu et tout ça mais ñu gis la boobu ba léegi la ci woo benn yoon nga nekk maire ou bien soit nga ne maire yaa ngi jàppale jeunesse Kaolack gi tey jii su ma lay laajte askanu Kaolack lan lay xaar ci yow. waaw askanu Kaolack lu ñuy xaar ci man mooy changement. comme ni ma ko waxee rek ku bëgg sa réew. wax dëgg yàlla am na loo xam ne war nga ko ji. war nga ci yëngatu bu baax. te man wàllum politique yàgg naa ko wax. man duma def politique. man social ci laa nekk. bu ñuy wax social nag action yi ñuy def yëpp c'est une forme de politique. politique bu nga xam ne politique de développement la. politique bi nga xam ne moom la askan wi soxla ñun ci loolu la ñuy dox mais bu ñuy faral di wax politique damay xaw a gêné wu tuuti parce que malheureusement politique bi ñuy faral di gis du politique bu baax donc politique de développement ak politique sociale moom la askan wi soxla te ki la ñuy dox depuis ay ati at man jékki-jékkiwuma rek ñëw ne maa ngi def lii parce que dama bëgg a lii wala dama bëgg a laa man dama juddoo fii bëgg suma dëkk te ba ma juddoo ba léegi maa ngi dox ci lu baax pour indi suma dëkk ma lu baax lu ne ma xëcc indi fii Kaolack lu baax lu ne ma def fii Kaolack kon nag vraiment je pense que ku bëgg sa réew noonu nga war a def. mais maman ñu gis depuis 2014 élection ba léegi dañu gis la ci terrain bi maman fu mu nekk. non pourtant depuis élection locale yi. avant même élection locale yi man fii laa mos a nekk. da ngaa raar maman mais xam nga nekk ci dëkk bi. def ay action même bu ngeen ma gisul yéen a ngi dégg suma action yi. xam nga bu ngeen ma gisul sax am naa sumay équipe yoo xam ne. depuis fukki at inondation action coup de cœur bi ma ko lancé ba léegi. même su ma ñëwul physiquement te dinaa ñëw xanaa peut-être dama dul fës ci médias yi. mais dinaa ñëw te suma équipe yi ñu ngi fi. constamment sur le terrain. sollicitation population bu nekk laa wax suma équipe bi ñu ngi fi pour répondre aux sollicitations des populations. kon nag loolu mu ngi mel ni maa ngi fi rek même bu physiquement si je suis pas là je suis là par mes actes et mes œuvres.
macha allah loolu lañ bëggoon a xam ndax gis nañu depuis élection locale yi boobu ba léegi électorale yi boobu ba léegi da ngaa raal si terrain bi ñëpp naan Tata Mbodj fu nekk donc leeral na ko juste après ça ñu lay laaj tey jii nii mairie bu Kaolack tey jii ndax pare nga pour jël ko ou bien. non xam nga yàgg nañ ma laaj lu mel noonu. yàgg naa ci tontu tamit. 2012 lu waraloon 2014 ma bokk ci élection yi. du suma coobare bopp de. parce que nee naa leen man action sociale yi may def ci population bi man ñoo ma ñoom. mais boobu représentation boobu population Kaolack bi ñoo ma ci dugal. ñoo ma ni ñoom dañu bëgg a nekk mais dañu bëgg a ma représenté wu. donc su fekkee ne Kaolack waaye sollicité nañ pour loolu. peut-être dinaa ci engagé wu. mais man ci suma bopp ma jóg rek ne dama bëgg a mairie non ça ne m'intéresse pas. mais yore mairie aussi mooy defar dëkk bi. je crois que maa ngi ci lancé boobu maa ngi defar dëkk bi. ci suma possibilité yi ma am. ak ci bonne volonté yi ànd ak man. maa ngi defar dëkk bi. te defe naa ne loolu moo am importance. maman parlons de génération ñu gis Kaolack jamono jii rek mu ngi inondé foo dem quartier boo dem rek mu ngi fës dell tey jii nii macha allah am na photo yoo xamante ne ñu ngi koy tuddee Facebook di ko tuddee partout photo yooyu su ko gisee Kaolack daal di sàkk daal di bëri ndox mën bi sa xel ci lan la def. waaw ci changement rek. changement bi may jooy depuis ay at. suma xel toujours mu ngi ci loolu. ak xool ban stratégie la ñuy utiliser. pour mun a changer pour mun a dindi coono askan wi. loolu ñu ngi ciy liggéey depuis ay ati at. te defe naa ne tamit chaque année ñu ngi ciy taxawu askan wi. ci liñ mun. parce que liñ mun rek la ñun amuñ moyen état. ñun suñu propre moyen la ñuy jël di ñëw fekk ci population bi. donc ñu ngi ciy béy suñu waar bu baax ndax boo seetloo yenn quartier yi. peut-être ñaari at yi mais depuis 10 ans 15 ans. bu population yi nekkul ci biir ndox bi ñun suñ équipe yi tax ndax ñun dañuy dugg ci kër par kër di indi suñ soutien di aspirer ndox yi di def assainissement di remblayer sëkkal leen consulter may leen ay garab def daal vraiment li nga xam ne mu ngi ci suñ possibilité. si stratégie yooyu ngay wax ci laa ñëwaat. tey jii nii su la dem laaj mbënd bi Kaolack bu mu salté bëri ndox macha allah. tey jii nii su la dem laaj nan nga mun nan sa yow nga jox ma benn idée boo xamante ne xam nga ni nii soo ko waxee wala ñu kii ko mbënd bi du ma wax dina fi jóge mais dina wàññeeku. waaw bon il y a le changement de comportement bi ma wax. il y a aussi la volonté c'est-à-dire nit ki ndimbal na ci fekk loxoy borom même bu fekkee ne autorités yi ñoo war a def même bu fekkee ne ay bonne volonté war a def ñoom tamit Kaolack waa su nga xam ne ñu ngi fekk di ko dimbale dafa war a moom tamit impliqué wu bu ñu defaree ba mbaax ñu fexe ba buñ yàqati bu ñu setalee ñu fexe ba buñ saltelati donc moo tax ma ne le changement de comportement boobu ñu ngi koy xaar tamit ci Kaolack waay seen implication rek bañ a toog rek ne waaw lii état bee ko war a def lii war a nañ impliqué wu su ko defee bonne volonté yi bu ñu ñëwee tamit ak une bonne volonté politique defe naa ne les choses vont changer te je crois qu'il y a une bonne volonté politique ñu ngi ci yoon bi parce que dégg ngeen plan stratégie développement yi nga xam ne ñu ngi ko fi bëgg a def ak yooyu ak milliards yu bëri yi ñu fi bëgg a injecté yàlla na ko yàlla mottali defe naa ne buñ ko ci defee ak volonté communautaire bi dina am changement. docteur ñu gis diwaanu Kaolack Ndangaan ñu naan Kaolack Ndangaan bëri na ay autorité yoo xamante ne macha allah tey jii ñun ñëpp suñu ñëwal taxawu Kaolack dina set dina naan te dina taaru macha allah comme ni ñu koy defee tey jii nii tamit autorité yooyu des fois di demandé pourquoi ñun bu nekkee fii Kaolack di dóor fi yoroo fi jàngee fi et tout mais suñu amee dañuy gis Kaolack ba léegi ñu mel rek la meloo tey jii su ma la doon laaj question boobu tamit. waaw loolu de dëgg la. ndax yàgg naa ko wax. yàgg naa ne Kaolack. ñoo fi ëpp ay cadre Kaolack ministre yi fii lañ jógee président yi fii lañ jógee kon nag dañu war a bañ Kaolack nekk ci dëkk yi nga xam ne moo gën a salté man loolu dama ko mus a bañ man loolu dafa mus a daw suma yaram. su ñu waxee ne Kaolack dafa salté nu mu lay def. man dama ciy rus. ndax en tant que cadre damay ne non ak li nga xam ne moom lañ am ci ay compétences fii ci ay cadre
man dama ciy rus moo tax defe naa ne war na am encore waxtaan une synergie d'action ñu jóg te loolu réflexion yi ñu ngi ci boobu ba léegi mais dama ne man ci nit ñi nga xam ne bu ñuy tudd Kaolack dama ciy am kersa bu baax moo tax maa ngi ciy def lu ma mun yëpp nga xam nga man aussi man pekk mënuma def lépp benn loxo mënut a def yëpp waaye li may def fii depuis ay années loolu moom defe naa ne lu takku la te maa ngi koy def ci secteur éducation santé assainissement ñaata école lañ fi defar ñaata poste de santé lañ fi defar caravane médicale yi circoncision yi te ñu ngi ci ba léegi nee naa la nawet bu jot sunu équipe yaa ngi sur place ba léegi bi ma lay wax nii fa lañ nekkoon tey ñu ngi pomper ndox yi di leen di jàppale joxe ay détergents tamit parce que temps Covid bi jeunesse bi surtout la jeunesse jàppale nañ ma bu baax ci dem fekk askan bi yóbbul leen ndimbal ci wàllu Covid bi sensibiliser leen ci geste barrière yi parce que loolu aussi c'est important ñu ngi doon def assainissement ñu ngi doon def daal pompage des eaux ñu ngi doon joxe ay détergents mais tey liñ ko gën a def ndax tey ak mbas bi dal ci suñ kaw war nañ gën a yokk sensibilisation bi ak geste barrière yi ak li nga xam ne tey ñu ngi koy def maanaam jéem a dindi ndox mi te ut ay solution nee naa leen c'est bien ñu ñëw dindi ndox bi mais ak bonne volonté yi ngay wax cadre yi liñ volonté politique nañ xalaat ci ay stratégie yoo xam ne duñ toog ba nawet rek di daw di dindi ay kii nañ jël ay prévention dem ut ay solution alternative yoo xam ne dinañ fexe ba nga xam ne bu ndox bi ñëwatee du def ni mu war a te loolu ñu ci xalaat waaye même population bi war nañ ut même bu ñuy gas ay tranchées wala jéem a bañ a tabax ci kanamu kër yi wala genre yu mel noonu dinañ mën a jël ay mesures yoo xam parce que quand même ay cadre lañ yoo xam ne bu ndox mi ñëwee diñ ci sonn loolu aussi il faut ñu xalaat ci loolu mais chaque année toujours c'est la même chose catastrophe tey nag nga xam ne liñ doon ñaan yëpp yàlla def na ko muy ndox mu bari ñëw na ba ëpp fekk jafe-jafe yi dafay gën a métti fekk mbas mi tam dana gën a métti waaye yàlla baax na ñu ngi ci ñëw nañ tey fekk massawu population bi dinañ continuer di def loolu dinañ continuer tam di sensibiliser cadre yi pour que ñu mën a dajee waxtaan ci mbirum Kaolack parce que loolu lu jar a waxtaanee. tey jii su ma la dem laaj tamit sa relation ak politiciens yi nekk diwaanu Kaolack ak politiciens yëpp sax laay wax seen relation. man awma benn problème ak ku mun ci doon man jàmm rek laa xam ak def lu baax ak assister population bi man taluma xuloo taluma xeex taluma jëw man liggéey laa tal yàgg naa ko wax ci plateau yi liggéey laa tal te maa ngi ci liggéey boobu man nag vraiment jàmm rek laa am ak ñëpp awma benn problème. sa relation ak madame la maire Mariama Sarr. suma xarit la suma sœur la Mariama Sarr awma benn problème ak moom xanaa di ko ñaanal rek ak di ko di jéem a fexe daal bañ mun ko jàppale mbas mi dal Kaolack ak difficulté yi ñu jéem ci indi saafara rek waaye amuñu ma ci benn problème. des fois Kaolack waay di ko sànni ay xeer. mais pourquoi mu nekk maire ba pare ko ñu salte dëkk yëpp salte des fois ñu joxoon ko ci ak tuuma tey jii nii tamit loolu su ma si laajoon lay wax. waaw sànni xeer nag moom bëgguma ko. man dialogue laa xam. defe naa ne Kaolack waaye wax nañ dëgg parce que métti na torop waaye balaa ñuy sànni xeer daal man nga toog dialogue waxtaan. te defe naa fu dialogue am daal solution dina fa génn. loolu daal lay dëggal suma mbokki Kaolack. ambition ñu ñëwaat ci ba léegi ambition bi nga am ci waa Kaolack. mission bi. les ambition yi ma am Kaolack. Kaolack set Kaolack nekk Kaolack bu gën ci ville Sénégal yi. wax naa ko def naa fi conférence il y a 10 ans. nee naa dama bëgg a Kaolack nekk la ville la plus propre parce que Kaolack. foo toll rek loolu ngay dégg Kaolack dafa salté Kaolack dafa bëri ay kii Kaolack dafa lii dafa la vraiment ça ne nous honore pas vraiment ñun on a des talents dans tous les domaines dans la communication dans les arts artistiques dans la am nañ ay talents il faut que vraiment xawma daal la peut-être cat la aussi peut-être cat la mais daal
war nañ mën a toog ak suñ cadre yi trouver une solution définitive pour Kaolack ndax dañu bëgg a Kaolack gën ci ville yi te yaakaar naa ne ça va bien am naa ci yaakaar. ñu génn ci Kaolack daal di ñëw ci côté yi nga xamante ne docteur Rose Wardini lañ wax. docteur fi nga jàngee Kaolack. ban école. maa ngi jàngee lycée Gaston Berger. après bi ma fi jógee nag ci la dem defi médecine. À Dakar bien sûr une partie à Dakar une partie à Abidjan. après bi ma amee suma thèse de doctorat en médecine ma def spécialisation en gynécologie obstétrique. nekk gynécologue obstétricien de 2001 à 2011 man maa dirigé woon l'association sénégalaise des gynécologues obstétriciens man maa nekkoon présidente pendant 10 ans di ki def tamit ay jéego yu am solo après comme ni ma la ko waxee ma nekk présidente Médisol International présidente du mouvement citoyen pour le développement du Sénégal ak vice-président de l'UPIGO c'est-à-dire l'Union professionnelle internationale des gynécologues ba tey ñu ngi béy sunu waar tamit dans le domaine de l'humanitaire à travers Médisol International boo xam ne ñu bëri xam nañ ko ñu ngi def action yu bëri te tey am naa fierté pour wax leen yéen suma mbokki Kaolack yi que j'ai reçu le prix PADEF 2020 que je dois aller chercher à Kigali. Donc j'ai reçu le prix de la meilleure promotrice africaine des œuvres sociales prix boobu lañ ma jox ma koy dédié Kaolack waay yëpp ndax prix boobu vraiment fierté la te dama war a dem Kigali jëli ko foofu entre le 11 et le 13 octobre incha allah. prix boobu bañ la woowee ne dañ la koy jox loo yëg. li ma yëg mooy vraiment un sentiment de satisfaction ci année yi may daw yëpp ci askan bi daw ma seulement pour Kaolack mais damay daw pour tout le Sénégal ndax dëgg la fii laa juddoo Kaolackoise la mais on est avant tout sénégalais dañuy daw pour le Sénégal donc tey bu fekkee ne au-delà des frontières jox nañ ma prix bu mel noonu honoré nañ waa Kaolack loolu moo tax mbégte bu rëy laa ci am biñ ma ko joxee keroog. man ma yaakaaroon ne déggoo olof ndax dama dégg rek da yaakaaroon tubaab la. waaw loolu la ñu may wax mais man fii laa juddoo man daanaka suma yaay waa Touba la bu ma koy wax duñ ma gëm mais ci njabooti sëñ Touba laa bokk suma yaay Sukayna Gueye la tudd te man suma yaay laa xam ndax suma papa bi may juddoo la génn àddina kon nag man sénégalaise à part entière la ndax suma yaay rek laa xam donc suma yaay laa namp donc war naa mën a dégg olof. macha allah ñu nga xam ne naan nga moo tax tey jii ñu ne la ataaya naan. loolu de moom neex na ma trop. bi ma gisee seen baraade bi dafa rafet sax. waaw dama ko yóbbuwaale. yow la bëgg yàlla na macha allah macha allah yéen tamit de xam naa ne moom fii am na solo lool fii moom neex na defee émission. jaajëf waay merci beaucoup jërëjëf macha allah macha allah lii de moom di ñëw di ko fi naan sax neex na moom kii moom chai marocain la moom xanaa yow waa Maroc nga niroo nga ko de fi mu alimentation complexe ni Kër Baye macha allah kon nee na ba yëpp ñoo la ko defal naa ci yëpp macha allah may leen di xamal ne man ci njabooti Baye Niass tamit bokk naa ci ndax imam Assane Cissé maa ngi koy wax sànq xalif bi ndax dañ fa demoon jaale ji ko ma ne ko man ci njaboot ji laa bokk ndax depuis imam Assane Cissé ñoo bokkoon ñun ay ambition maak moom mu nekkoon suma xarit yal na ko yàlla yërëm te xarit ko àjjana ndeysaan li ma doon def ci caravane médicale yëpp maak moom a ko doon organiser def naak moom ay mission yu bëri ba muy génn àddina Seyda Mariama Niass di suma yaay di suma xarit ma nekk docteur am Baba Lamine ak ñoom ñëpp donc man ci njabootam laa bokk ma am tamit fierté bu baax a baax ñëw gis li nga xam ne doomi Medina Baye ñoo ko def macha allah
félicitations.